Allez, ma. dina bi dafa mbaame. Ceerno man dama dëgër bopp. waaw léegi nag man dëgëroo bopp maa la gën a dëgër bopp nag. Ceerno man dama dëgër jotee damay dee. su ma sonnee noppalu ñëwaat. di nga fekk nag ki la gën a ñeme dee. Ceerno. daana. kii soo ma génnee moom sax xanaa at dinaa ko demaat si moom. Ceerno maa ngi waat si yàlla si rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ma yaakaar Ceerno munuma ba ittee du ma ko baax. alxuraanul karim kii di nga ko bàyyi. billahi. ci kilifa laa te xam nga ne kilifa laa Ceerno kilifa laa. billahi. Ceerno kilifa laa. Ceerno kilifa laa bàyyi ma munuma ko bàyyi. sonn naa si yow munuma. dama ko munul su ma munoon def ko nag torox naa. kii da nga ko bàyyi force. dinaa la wan ne nag mbaame woo. subhanallah subhanallah la ilaha illallah muhammadu rasulu sallallahu alayhi wa sallam. allahu ya jati ya mama men. allahu ya jati mama men. allahu ya jati mama men. mi hafto mullaay mi liba mullaay mi hafto mullaay mi liba mullaay mi hafto mullaay mi liba mullaay dama sonno seen place bi ngeen may toral war Ceerno mullaay Ceerno mullaay waali dama doon summeeku bañ sama yére tax. hoɗo gonɗa mullaay mi tampema an tampini hama torkini ham Ceerno mullaay mi tampi Ceerno mi tampema accam Ceerno yo mën nga faj aduna yëpp loolu mënul nekk kii mënoo koo faj kii billaay mënoo koo faj bàyyi ko waay yow tamit mënoo koo faj waay kii mënoo koo tax nga bàyyi ko xanaa nga ray ma su ma bëggee nga ray ma tey bi su tey ray ma rek dinaa ko gumbaloo xale bi dinaa ko gumbaloo soo defee loolu ma gumbaloo ko dootul gisati sonn naa si kii Ceerno xam nga ni ñuy def xaaral ma wax la lenn looy def dama la déglu. déglu ma nag ma wax la soo ma déglu doo xam ko may yaa ay force. Ceerno xam nga nag force ma ne mer. takkama ma ne. takkal xale ma ne. di nga ko bàyyi force. wallaay di nga ko bàyyi. naa ko Ceerno mu bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. araam naa ko di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. araam naa ko Allah Ceerno ko min billahi wa Ceerno ko min o billahi nen ko min Ceerno ko min jinni woppi ka e virtu o sekti Ceerno ko min o Ceerno ko min anen gañami he ko min billahi mi wona jinni billahi wallahi taala force di nga ko bàyyi. na gañi ham dine bi dafa mbaame. foog nga teg ko lu mbaame. waaw. force acca. waaw. force waane kii accatam. waaw. billahi wallahi accam. force acca. Soxna day wax ni moom génn na. waaw non day génn sax après day demaat. waaw waaye tey danaa ko toroxal. danaa ko dinañ fay caméra yi man ma toroxal ko tey. dinaa ko toroxal. c'est bon. mi yoni ndiyam yar force yar. fawfawlu funnaange amaru yawhir naange inna allaha billi baadi bashiran jinna mono kobi to lotege talatege allah kan tan annabi kan tan
ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna kiti saya boloya saya wonande Allah saginande Allah kulu Allah samadu alfayu jayri alfayu batinu hurjinna so jinna uldi koro yanna nabi dure te so jinna so jinna kisi kasa koy kasi samsi samorosi monokobi tolote talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi orjawel amna fof monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna jato luru lere bire bamba jato luru lere bire bamba monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kocci ko mo arrière. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, vous voyez certainement donc la dame hypnotisée par un djinn qui est en train de vomir parce qu'elle vient d'expliquer que le djinn est à l'intérieur de son ventre. Donc au début, donc, le djinn voulait tout simplement la tuer. C'est pourquoi le marabout a utilisé son donc monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di kidon kod jinna monokobi tolotege talatege Allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde ndenji di. So let's see what will happen. Let's let the floor to the Marabout Thierno Moulay Sow. He will just continue his healing session. Ana domam bi ñew fom sante yàlla ak yonent bi daal maa ngi tamit sant sëriñ bi bu baax wax dëgg yàlla lu ma àndal ni yàgg naa ak moom léegi man 6 ans tey maa ngi wax ak jinne bi waaw loolu du tey kon après daf ma doon nax di ma wax bu ma ko wax nit lu baree bari mënuma ko woon wax tamit doomu aadama dama dee waxal lu mel ni jinne ono afta bi ma demee ma yàgga moom dama dee jéwal yenn sëriñ yi duñ ko ñemee après daal ma dem ba jaaxle wax dëgg yàlla dima indil ba si kanam dima indil image yoo xam ne mënuma koo understand ono yàlla dimbali ma jëluma si dof daal xam nga on tigam awma ku ma taxaw day jamono yooyu fekkee période sama yaa ngi feebar gaañu man mujj bi daal xaw ma sëriñ daal loo ma defal du ma gis léegi nag ma dama dem ba yàlla yóbbu ma si pasteur yi ñoom li ma Thierno wax lu ñooñu ñoo ma leeralal lan mooy secret bi ak nu mu fa demee yëpp understand nga foos ma xaw a am tànne du ma fen ñooñu xawoon na am tànne ono afta rabbi affaire si même suñ ñaanoo day nekk 0 on sa Thierno bi ma fi yàlla indee foos bi kii mu ñaanal ma fii ma ñibbi après wax dëgg yàlla ëpp na semaine ñëwul ba ma xool Thierno ma expliqué ko ma ne ko rabbi gisatuma ko nag dafa wax ne moom léegi bàyyi na ma dina fi ñëw Thierno dina ko may jabaru jinne alxamis bu mu waaye alxamis boobu ajjuma bi si topp si la rëcc fii léegi man dama jékki-jékki toog rek ma gis ko sama biir néeg biir cabinet maa ngi si saal bi ma séen ko pour man dafa ñëw bëgg tuital sama doom yi ma ne ko hey xaw ma looy xam nga man léegi si juróom benn at sooy wax ak dara dinga ko ñeme ma ne ko gis naa la de waxu dara ma ne ko gis naa la de après mu ne ma waaw nag damay ñëw yàq garabu Thierno yi ma ne ko ma jàpp sa morsa njàmbur waxuma ko après si la ma xamal mu ne mënuma yàq garab yi ma ne ko mu ne ma yàq garab bi mu ne ko ma ne ko ok mu ne ma léegi nag dama ricc ci Thierno te ñëw na
kenn mënatu la faj ma ne ko mu ne Thierno mënatu la faj kenn mu Indo soo demee Indo kenn mënu la faj Nigeria kenn mënu la faj après ma bëgg découragé ma ne ko sama doom yi mën naa bàyyi li dama nekk ak yi même su ma rayee sax garaawut sama doom bu jigéen bi ne ma yaay koolal Thierno rek boobu laa kool Thierno ma nee na ma day fen koolaan ma xon ngir lu ma nekk moom koolaatuma Thierno sax foog na Aluseen laay kool Aluseen nee na ma léegi nag kii wax na ma wool Thierno ma ne ko noo man Aluseen soo waxee Thierno rek garaawut léegi xam nga boobu tamit nekkuma maa ngi xaay affaire saa ngi may sonal afta na boobu la commencé sama doom yi forcé ma ndagi même paale bi may indi fi sama doom bu góor bi sax fekkee fan yi mu ngi may bëgg jaxaseeg moom après sama doom bu jigéen bi neexal ma ne ma yaay gis naa rab baa ngi dee demal rek soo gisee mu lay découragé Thierno ma ne ko déedéet man dama gëm benn sëriñ mënatuma faj mu ne ma dee bu du wax loolu la ma indi waan nag tey ono moom ajjuma la rëcc taw Thierno moom téye woon naa ono ajjuma bi la rëcc woon mu ñëw si man nag on nag ba tey maa ngi sant yàlla suñu borom tigam Thierno ba tey moom mu ngi continuer di ma faj maa ngi ñaan yàlla rek affaire si yàlla teggil ma ko teggil ko mboole mu jullit bi fi yàlla indi rek te maa ngi koy gërëm ndagi moom tamit sëriñ bu mel ne moom yombul nekk ku si taxaw rek dëgër xam nga nag ku mel na rawaan bi ma am ku ko am ku ne di nga xam ne benn sëriñ ñemetuma woon exact dañu lekk sama xaalis noonu man dama si amoon proof léegi man sëriñ waxoon na ma live man mënu ma la faj kenn mënu li nga àndal dafa am doole kenn mënu la faj te xam naa loolu tamit lu baax a baax a baax waaw ndagi première bi moom duma la fen bi ma demee lu ma njëkk gént naa guddi Thierno mii 2 fois gént naa ko dama gént man ak sama doom bi Thierno ñëw ba si buntu bi mu ne dama doon xool ndax est-ce que ngeen ma yeew wax ko sama doom bi ne kon de mun naa ma géntaat keroog fan yii rek loolu tamit dama gént ñu indi ma fi Thierno laalal ma garab jox ma ndox ma naan maa ngi koy wax sama doom bi nii understand nga waaw gént naa tamit mbooloo ñëw ñu jox ma jaasi ñu ne ma léegi mun nga di fayyu waaw laalal nañ la garab am na fi loolu kay dama gis waaw ma ne ko donc laalal nañ la garab bi nga ñëwee tey jox nañ la aussi ndox nga naan mu mel na sa gént bi donc feeñ na kon loolu moom yàlla woon na ma ko tu yàggul nii sax loolu foog naa yooyu moom boobu moom barkaati démb sax bi ma ko géntee sax loolu la tax ma wax ko sama doom bi mu ne ma ko ne kii mooy sa sëriñ demal on nag du ma fen bu ma fi ñëwee ba tey man damay wax dégg de rab bi dafay def si sama xel daf ma dee xaw a joxe waaw xelu ñaar bul dem noppalul sa yaram kii mënu laa faj kenn mënu la faj si àdduna ku dul man xam nga yàq na sama xel torop waaw kon nag yàlla daal kenn la daal xam nga yoon maa ngi gërëm Thierno nag ku mel ne moom yombul daal man loolu rek laay wax jërëjëf. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, donc la femme qui est hypnotisée par un djinn qui est actuellement revenu en elle-même, donc nous a expliqué plein de choses parce que là c'est une personne qui parle. Elle nous a révélé plein de choses. Et donc elle a expliqué que vraiment le djinn qui l'a possédé a été donc au début capturé par donc le khalife général des djinns, Thierno Moulay Sow, et maintenant elle a passé une semaine sans pour autant avoir de problème. Elle a même eu à appeler donc le khalife général Thierno Moulay Sow pour lui dire que vraiment elle se sentait bien. Maintenant, le jeudi passé, donc le djinn qui était capturé par le grand marabout Thierno Moulay Sow a pu s'échapper et vraiment est revenu la voir donc le vendredi. Maintenant, elle lui a parlé parce que depuis 6 ans, donc elle vit avec donc le djinn et depuis 6 ans, elle a ce genre de difficultés. Maintenant, elle n'a plus peur de leur parler. Donc elle lui a dit, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Donc le djinn lui a répondu, je suis venu tout simplement donc pour détruire donc les médicaments de Thierno. Alors qu'elle pensait que le djinn était venu tout simplement pour détruire ses enfants. Alors le djinn même qui a eu à donc mettre quelques problèmes à l'intérieur donc de la famille parce qu'il a manigancé donc des genres de querelles entre elle-même, la femme, la maman et son fils qui est juste derrière moi. Donc vous voyez, les djinns donc des fois peuvent créer des situations désagréables. Donc la maman, la femme donc à côté de moi, à ma droite, a même expliqué qu'elle a eu à faire un rêve où elle voyait donc Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns,
qui lui mettait un peu de médicaments sur le visage et qui lui faisait boire de l'eau. Ce qui s'est passé exactement ici, donc il y a de cela quelques minutes. Donc elle a même expliqué que vraiment elle avait toujours l'intention de ne pas venir parce que c'est le djinn qui l'a découragé, qui lui demandait de ne pas venir, qui lui demandait de se reposer et qui lui disait que personne ne peut te soigner. C'est pourquoi elle avait tendance à ne pas vouloir venir. Mais à cause de sa fille, qui l'a vraiment convaincu, qui l'a persuadé, elle est revenue ici. Parce que sa fille lui a expliqué, je vois que vraiment le djinn a tendance à donc mourir, donc je pense que tu dois retourner voir Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns, parce que vraiment c'est presque la fin. C'est pourquoi elle a pris son courage en 2 mains, elle est revenue avec son fils avec qui elle a eu à se quereller à cause donc du djinn. Alors, so ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, you see this very lady, on my right. She has just explained, because it is a person talking right now. It's no longer a jinn, but a person talking right now. She just explained that, she was hypnotized by a jinn. But when she came here, the Khalif General Thierno Moulay Sow, the king of the king, did his best to take this jinn, to catch this jinn. But, finally, on this very last Thursday, the jinn, did his best to get out from this very house of Thierno Moulay Sow and went to see this very lady. And the lady asked him, what are you doing here? Why did you come to see me? And the jinn explained, I just came because I want to destroy, the medicines, the drugs of Thierno Moulay Sow. Whereas, this very lady saw that the jinn, came to her house just to destroy, her children. The jinn told her, no, I came here just to destroy the drugs of Thierno Moulay Sow. You see then how jinns can do. The jinns even did his best to, make some problems between her and, the very son, her very son who is, behind me. Just some problems, and they were quarreling. The lady was a little bit discouraged. She didn't want to come back here because she is always thinking that nobody can heal her. But, thanks to her daughter talking to her, telling her, yes, mother, you have to go there. You have to go to see Thierno Moulay Sow because I see that the jinn is, dying. The jinn is, about to die. So you have to go to see Thierno Moulay Sow. That's why she came here today. She took her courage and came just to see Thierno Moulay Sow. She even explained that she had a dream, and in that dream she was seeing Thierno Moulay Sow making some medicines on her face and giving her water to drink. What has happened here, right a moment, in some minutes. You see then how it is incredible, how this, lady is seeing things, how this lady is having his, her dreams, coming true. So let's then try to let the floor to Thierno Moulay Sow, the king of the king, the Khalif General of the jinns, and see then how he will, deal with his healing process. So stay with us on TMS TV and you will see everything that will happen here. waaw macha allah Saliou Samb wax bi am na solo déjà lu mu expliqué dafa am solo xam nga bu mu njëkkee ñëw fii jinne bi dafa ne ku ko faj day dee xam nga dem na ci sëriñ yëpp mu tële sëriñ yëpp tële ndax ñemewuñu jinne bi déjà jinne bi nee na liggéey na ak maamu xale bu jigéen bi 40 ans xam nga fu mu dem rek sëriñ yi dañuy delloo avance maanaam duñ ko mën a faj effectivement jinne bi maanaam dafa dëgër bopp nag waaye nag lu mu dëgër bopp nag man la fi fekk moo waral duma ko may dara déjà gis nga jàpp nañ ko fi 1 semaine xale bu jigéen bi woote woon na sax ne ma macha allah mu ngi ci jàmm waaye jinne bi dafa julli woon jumaa rek yoxosu dem waaye nag ñun duñu taay dinañ jinne bi da koy bàyyi force loolu bàyyi force la moom xam na loolu force da koy bàyyi lii tamit dafa baax ñiy seetaan xam li ñuy def yombul liggéey bi dafa métti dafa baax nit ñi xam parce que dañuy gis ñuy génne ay jinne mais duñu comprendre waaye lii tamit dafa baax nit ñi xam carrément man li may def yombul déjà kii
jinne bi dafa ne ku ko faj day dee xam nga déjà loolu la wax ñu bëri ñemewuñ ko faj parce que dañuy ragal dee waaye nag moom dana ko bàyyi force ndax instant bi jinne bi sonn na ndax dóor nañ ko dóor yi metti amul luñ ko deful comprendre nga parce que ànd na ak maamam 40 ans léegi nag nii la ñuy def rek askiléré ko pour mu bàyyi ko force te bu soobee suñu borom dana ko bàyyi mais baax na tamit nit ñi mën a xam action yi mën a xam lépp moo waral ma ñuy filmer pour nit ñi mën a xam ne mbir yi parce que parfois nga gis jinne yi dëgër bopp nga gis ay jinne yi matt yi nga xamante ne dañuy wax ne dee rek moo leen di tàggale ak nit ki danga ñuy rey rek ñu bàyyi nit ki wala nit ki dee ñu bàyyi ko parfois jinne wax ma loolu waaye dañ ciy nekk def suñuy xarbaax def suñuy affaire ba sonal ko ba mu mujj day bàyyi nit ki am jàmm jinne bi daal di nekk kii it foofu lañ jëm ak moom fi ñu jaar ak yeneen jinne yi rek la ñuy jaar ak moom déjà nee na dem na foofu pour jéem a yàq sama garab waaye mënu ko yàq waaw léegi nag moom après fu muy mujjee mooy toog rek bàyyi kii parce que ñun tout le temps dañu def prêt te gis nga heure bu ñëwee dañuy jóg tamit taxaw bu baax jëflanteeg jinne bi kon nag liggéey bi yombul liggéey la bi nga xamante ne dafa coono dëgg lay laaj macha allah parce que jinne bi dafa maanaam dafa signé maanaam xale bi dee mu bàyyi ko wala moom mu dee léegi nag ñun dinañ jëflanteeg jinne ba mu bàyyi ko déjà fu mu nekk nii génn na ko nii waaye dinañ xoolaat parce que ñun amuñ ci confiance ci jinne bi parce que yàgg na ak moom depuis 40 ans moo ngi ak maamu xale bu jigéen bi gis nga ko amul ku ko ñemee faj fu mu dem gars yi delloo avance mënuñu ko faj parce que xam nañ ne du jinne bu ndaw waaye nag ñun mun nañ jëf ak moom ñun mun nañ def ak moom waaw loolu tamit moo waral ñuy expliquer ni mun nañ ko faj dana ko bàyyi force dana ko bàyyi dina dëgër bopp rek waaye force da koy mujj bàyyi parce que day xam ne kat bu ko bàyyiwul moom du am jàmm waaw loolu la moo tax ñu leeral loolu tamit pour nit ñi xam ne liggéey bi yombul liggéey bu metti la bu ñu seetaanee ci vidéo yi kese gis mbir yi yaltu gis mu yomb parfois aussi dana dëgër waaye dañuy jàpp askiléré sonal jinne bi sonal ko bu mujj day bàyyi nit ki carrément parce que bu amatul pexe rek day mujj bàyyi nit ki waaye nag su nekkee ne moom moo ngi dëgërlu yow nga bàyyeeku rek day am lu mu bëgg mais bu jàppee bu màttee nga màtt yow nga won ne ko li nga màtt man damay màtt ba mu dagg bu yàggee day bàyyi force kon nag faj bi noonu la macha allah lii bëgg na nit ñi gën a xam liggéey bi yombul c'est pas évident maanaam liggéey bu metti la waaw macha allah loolu la loolu laa ci bëggoon leeral tuuti rek waaw jël temps am tamit ak ay patient am jinne bi instant bi daf ko doon décourager loo pour mu bañ a ñëw parce que xam ne fii baaxul ci moom te bu continuer di ñëw fii moom ndaw si day am jàmm jinne bi da koy bàyyi léegi moo tax muy jéem a di ko décourager loo waaye ñun liñ ko waxoon ci njëlbeen rek jinne bi da koy bàyyi force loolu moom bàyyi force la waaw dina métti nag ci moom ndax am moom dina yëg ay douleur ci yaramam loolu mënul ñàkk waaye moom macha allah moom force dana ko bàyyi ci kattan suñu borom waaw loolu moom bàyyi force la ndax nag gis nañ fi jinne bu ne tàkkusaan bu ne am naa ko fi guddi gu ne am naa ko fi ak ay jinne ñu dee ne du ñu génn mën na leen force dañuy génn waaw loolu moom lu ne waaw am na nit ñi nga xamante ne daanaka nekk nañ sama kër 1 mois 2 mois chaque jour nga génnee jinne ba ñoom tey sax ndeysaan jinne yëpp jeex nañ dem nañ seen yoon façon bu ne am na fii kër gi jinne bu ne façon jinne bu ne génnee naa ko ci nit fii waaw façon jinne bu ne génnee naa ko ci doomu aadama fii ci kër gi bu ne nag bu ne. Alors le marabout Thierno Moulay Sow, le khalife général des djinns, qui vient d'expliquer qu'il a eu à s'affronter avec n'importe quel djinn donc dans cette maison. Donc vous voyez comment le travail est difficile, il vient de l'expliquer, parce que des fois tu as affaire avec des djinns qui sont vraiment têtus, et tel est le cas pour ce djinn qui est en train vraiment de posséder donc cette femme. Donc un djinn qui la possède de temps en temps et qui sort de temps en temps, qui a signé un pacte et qui a dit tout simplement qu'il ne va pas laisser la dame tranquille
que si et seulement si la dame donc perd la vie ou bien que si lui-même il perd la vie. Donc vous voyez comment c'est difficile. C'est pourquoi le marabout Thierno Moulay Sow a expliqué qu'il va tout faire, qu'il va faire des manigances, qu'il va torturer le djinn pour qu'il finisse par céder. Donc vous voyez comment c'est difficile. La dame quand même a eu à remercier le grand marabout Thierno Moulay Sow parce qu'elle a expliqué qu'elle a eu à faire le tour des marabouts, de beaucoup de marabouts d'ailleurs, mais qui n'ont pas pu la soigner parce qu'ils ont peur donc du djinn. Maintenant, ce qu'elle a vu ici avec le marabout Thierno Moulay Sow vraiment lui fait plaisir. Mais le problème c'est que le djinn a tendance à la décourager et lui dit souvent n'y va pas parce que tu ne peux pas être soigné par Thierno Moulay Sow. Parce que comme le marabout Thierno Moulay Sow l'a expliqué, le djinn sait exactement que s'il vient ici, il risque de finir par céder. C'est pourquoi il a tendance à décourager donc la femme. Donc vous verrez, le marabout Thierno Moulay Sow a expliqué que le djinn va par force, par obligation, que ça soit donc vraiment par plaisir ou bien par, je ne sais pas, aisance ou bien par force, il va laisser tranquille la fille, il va laisser tranquille donc la dame. Ce qui veut dire que le marabout est prêt à tout faire, à se sacrifier, à donner toute sa puissance, tout son pouvoir pour que le djinn puisse sortir de la dame et que la dame puisse vraiment vivre en paix. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce djinn a eu à travailler avec le grand-père de la dame depuis 40 ans et il a signé un pacte et il ne veut pas laisser donc la dame tranquille. Mais le marabout est prêt à tout faire jusqu'au bout, jusqu'à ce que le djinn sorte une bonne fois pour toutes du corps donc de la dame. So ladies and gents, dear fans, followers of TMS TV, you see then what is happening here, what the marabout has said. It is very difficult to work with jinns because sometimes you can have some stubborn jinns, saying that they won't, let down the person. Because as far as this woman is concerned, the jinn who is hypnotizing her from time to time was explaining that, he will never ever let down the lady. He won't let her down because he is, just willing to, live with her till this woman die or till himself he dies. You see then, it is really hard. He wants the woman to die to let her down, or himself just he will die to let her down. But the marabout Thierno Moulay Sow was explaining that the jinn will, get out from the body of this lady by force, by hook or by crook. He will make him get out from the body of this very lady. The lady even thanked a lot the marabout Thierno Moulay Sow because she explained that she went to see many marabouts, many marabouts working with jinns, but nobody could heal her because they were afraid of the jinn who is hypnotizing her right now. You see then, because it is a very dangerous jinn hypnotizing her. That jinn, has been living with her grandfather, for some 40 years. That's why now this jinn is really dangerous and some marabouts are, afraid of him. But right now you can see, you can understand what the lady, has said. She was, thanking the marabout, congratulating him, congratulating him because, what she said, what she has seen here is something really nice because when she first came here, when she went back to home, she was feeling better. You see that? She is thanking the marabout and praying for him so that the marabout would be able to heal her once for all. So let's give the floor to Thierno Moulay Sow, the king of the king. He will continue the healing process. jinne bi sax nee na ma bàyyi ko ak moom pour mu may ko alal. ma ne ko nag force da nga koy génn. keroog sax xam nga lan la wax mu ne Thierno man moo ma amal ak dañ man tooñu ma Thierno si su ma deewee Thierno ci dee dañuy layoo day man tooñu ma la sama doom waxoon na nañ la woo ñu wax ko. waaw kan moo sama doom a ngi enregistré jinne bi mu ne nee na dina layoog yow sama doom a ngi ko def si fuunam bi may suulu garab bi loolu sama doom moo la ko mën a nettali ndegi nekkuma woon dama doon suulu. waaw mu ne tooñu ma ko. mu ne tooñu la. waaw tooñul kii tamit. waaw parce que
ñan mooy ñi muy tooñ jinne yi yan jinne nga war a faj mooy jinne yi di tooñ nit ñi. waaw yi di fekk nit di dox rek ñu dugg ko wala loolu. waaw mais kii lu tax mu dugg ko dafa liggéeyal maamam. pendant 40 ans moo ngi liggéeyal maamam. waaw tooñu ko deful dara. maamam nag kii la ko jox. dégg nga waaw si 40 ans yi. nga donc loolu moom tooñu ko léegi yow bés yoo mën a xiyam di ngeen layoo. dégg nga xam nga loolu jinne mosuma wax loolu xam nga loolu tamit moo tax foog faj bi metti continuel ma ñëw mu ne bés yoo mën a xiyam di ngeen layoo parce que jour boobu affaire daa métti si moom. daa jinne bi cuuraay bi mu doon suuru foofu cuuraay bi dafa suulu cuuraay bi. sangu guddi gi dama la woowoon fii ma ne jinne bi neen du ma bàyyi. waaw yaa ngi fàttaliku bi ma la woowee ma ne jinne bi du ma bàyyi nee na su ma demee Inde du ma bàyyi Nigeria du ma bàyyi nga ne ko day fen ono woowaan ma woowuma la si guddi gi ma xaw a découragé ono afta xale yi bi ma yeewoo suba sax damaa bañoon a suulu ma mel na ko toog ñu forcé ma ñu ne nag bi may suulu xale yi dañoo mujjee ubbi musique balaa waa koñ bi di ñëw volcan jooni jooni bi waaw affaire si ma déedéet dama ñu ne damaa yuuxu ma ne woy sama ndey sama doom bi dama ko bile ma ne ko woo yónnee na fii ay jinne ñu may dóor si la wax loolu nag commencé di expliquer di wax ne keroog àllaaxira dina la nee na keroog àllaaxira dina la yow ndeg yow yaa ko tooñ moom tooñu ma dañ ma ko dafa liggéeyal sama maam mu topp ma léegi yow nga ñëw bëgg ma génne yow sooy génne génneel yeneen jinne yu fekk benn nit mu taxaw rek dugg ko dégg nga moo tax ko tooñ ba kanamu yàlla baalu mu ne baalu ma mun laay sow dinaa layoo moom àllaaxira jàmm dégg ngeen kon xam nga ne fi ay jinne ñëw di xeex dégg nga parce que séprét ak méttu waaw loo Mariama dégg ngeen ay méttu si amee jëkkër dégg nga amul dégg ngeen dèjà xam nga foofu bii ute na ak yeneen yëpp nag yeneen jinne yi ma génne ci ñi ñëpp waaw jox ko waaw mu ne mi daj ci mari méttu mi daj ci mi daj ci mi xar mi nii ma loolu yëpp wax na ko mais moom toujours man moo tax man loolu tax déglu ma parce que moom toujours da koy wax mais day dem dallu su dalluwaaree tuuti mu ñëwaat waaw léegi nag li may def nii moo ko continuer rek da koy bàyyi dégg nga mbokk yi seetaan ngeen lii dégg ngeen mu ne keroog àllaaxira dina layoog man ndax nee na moom tooñu ma tooñaanu ma nee na bu may génnee jinne naa génne yeneen jinne yi nga xamante ne ñoo dugg nit ñi comme ça waaw nee na nag kon nag xam ngeen ne kon kii mbir mi du yomb parce que maanaam xamuñu ba xam maamam daf ko may xamuñu ba xam da koo dénk parce que xamuñu waaw léegi waaw loo ma laaj ci jinne bi akama waaw kay léegi maamam daf ko dénk man jinne bi moom sama maam man def ma bëggoon sët bu mu am man maa ko gënaloon léegi man maay fos sëtam you understand léegi moom jinne bi moom lu mu wax bi ma amee fukki at ak benn ma ñëw fi seeti sama yaay léegi man moom sama maam moo ma yar bi ma ñëwee seeti sama yaay sax sama maam daf ma topp xamul Dakar dafa ñëw ba ko saas gi ma juddoo ma ñëw fa mu ne yow laa jël si woon ma ne ko maam bàyyi ma nekk sama yaay understand bi ma ñëwee fi dara tiitaloon na ma fi man dara daf ma feeñu woon nit lu gudd ma yeestu ndeket du nit ma yuuxu daw kenn gisu ko léegi nag ñu ne am nañu wax jinne koñ bi xanaa nga xale du tiit ma dem sama yoon understand bi ma demee nag ma ñëw ma dem seeg sama papay xale yi maa ngi nekk xale léegi sama maam si digg bi la gaañu léegi man 98 laa sëy understand nga sama maam si 98 boobu la gaañu léegi moom dafa ne ñëwal dama bëgguma woon sax mu ne ma doom ñëwal nga sëy ndax ma fekkee sa sëy bi ma sëyee sax ma ne ko maam su ma amee doom mu ne man sa doom duma ko uuf damay dem ono man gëmuma sax day dem ono xam nga léegi bi sama maam demee nag boobu jinne bi fexe na ba sama sëy tas man xaw ma maa ngi am jinne ñun duñu dem si sëriñ léegi ñun suñu maam sëriñ la ñu gém ne ñun dara duñu daal understand ma ñibbi si Dakar fi nekkati jinne maa ngi dund ak jinne rek man xamoo ci dara xaw ma si dara jinne sama yaay du seelu du def dara man maa ngi dund ak jinne Thierno Sow bu mu wax rey na man kooku laa xam sëriñ musuma sëriñ ko benn nit moo ma bëggoon am liggéey mu ne doo xool sëriñ ma ne ko man de am na ku ma dégg fii noo faar benn sëriñ di dal benn këru nit xaaral ma dem bi ma fa demee ma nuyu kooku ma ne ko man de doomu Ami Jóob laa ndek xam na sama yaay dafa baax ba mu ëpp mu ne maa kon de yu sama jarbaan nga mu seetal ma gis ma lu wóor man dem ma ne ko wax ndeket sëriñ am na de gëmuma ko man mosuma gëm loolu kooku nag demoon na ba jëwal ma ñemewul rax dama am rab on dem na ba mu ne mayram dafa am lu lay yàqal jinne bi waxoon na ko dégg nga léegi kooku dafa pare woon xam naa ne fàcc ma mu ray ko man loolu yëpp bi ma demee Banjul nag ma gis ñëpp di dem si sëriñ man si laa dem si benn sëriñ kooku biir Banjul la nekk si capital bi moo ma njëkk moom jaaro lay seetee day suul comme mun lay soo nu muy def moo ma njëkk xamal la yow da nga am jinne ma ne ko yow da nga dof
su ma amoon jinne ñu wax ma ko bi ma nekk xale mu ne da nga am jinne kooku nag bi ma suulee la génn comme barrage bi nekkoon sama diggante jinne bi si la génn moom daf ma suul wax dëggal amul lu ma waxtu ñu ne bu ma jógee ñu wax ma lépp sama àdduna ma ñibbi rek jinne bi ñetti fan rek mu ñëw si sama néeg man kese maa dikk Banjul mu ne tër ñëw nekk ndeke ñeenti nit gis nga loolu fii la ko fee mu ne moom dafa nekk ñeenti nit mu ne ma man Amel laa tudd bu mu ñëwee rek man dama toogoon nii si photo yi rek ndekar dama daanu ma mel na ko kiris ma jóg bi ma jógee man ko waaw lu ma daane rek mu ne ma salaamaaleykum rahmatullahi barakaatuhu ma ne ko maaleykum salaam mu ne man Amel laa tudd sant Haydara kii Habi la tudd Habi Muntala kii Farmata la tudd mu ne ma kii Samba la tudd Samba Adama dañoo yoroon suñu beneen maam dafa amoon jabaru jinn ma ne ko mu ne ma ne ko yow lii lu mu doon ma bëgg mu ne bul tiit léegi dama la bëgg may xam-xamoon dangaa ndaw lu ma lay wax ni moo tax ma ne la 6 ans laa continuer di wax moom jamono yooyu understand nga maa ngay dem si tati rek mu ne ma léegi dangay xaar ba nga am 40 years ma may la xam-xam 40 years ñeent fukki at 40 ans xam nga kon moom daf ma jàm fa léegi ma ne ko ma ne ko yow jinne nga ma tiit mu ne ma bul tiit léegi mu ne ma demal sangu ma sangu ser mu jàppaloo ma xam nga jox ma yenn ñaan wax na ko fii keroog ma jàpp na xam nga lu may def 24/7 su ma liggéeyee wàcc aw ma xarit amatuma ànd bugguma kenn daf may génn loo sarax li des may julli wax na ko live maa la gën a xam jinne bi lum la wax nii dama ko xam maa la ko gën woon day soppaliku yenn saa yi nekk rek moom kese mooy doon jigéen yenn saa yi mu doon góor ma nekk moom dëkka moom buggutuma nit sax soo ne ma hello dama bëgg ñëw sa néeg waxtaan samay xarit bu jigéen day ñëw fugga ma moom léegi nan la na ko si man ma xam ne moom la xono maa ngi bii si samay jinne dama koy wax duma ko sax wuyu damay nekkee sama jàmm ndekete jinne bi dafa ma yàq jinne bi génn loo ma xaalis bu bari ma def si ndox ma sangoo jinne bi wax na ko génne na ko xaalis bi wax na ko sama yaay daanu feebar jinne bi wax na ko dama koo génnee tey rek fekkee moom nee na moo rey sa yaay léegi soo demee si sëriñ bi bu ko wax léegi su ma demee si sëriñ bi duma la wax dama am jinne de damay noppi da nga seetal ma ma léegi sama yaay dama génnee xaalis bi tey suba si mu woon ma guddi gi ma tëdd mu woon ma gént feebar sama yaay xam nga moo may woon ndekete ma yeew rek ñu ne sama yaay feebar na lu ma yoroon yëpp ma jeexal ko jinne bi wax na ko fii boo xoolee ci vidéo mi ba mu ñëwee jinne bi wax na yëpp si la continuer na ma nekk jinne bi nekk sama xarit duma la fen am na do place yu may xam day waxal Haydara ma wax man ma nekkaat waliw bu jigéen non dama lay wax exact damay nekkaat waliw bu jigéen yow mi su ma la gisoon mu wax ma lii si yow su ma waxoon si yow da ngay tiit du deñ jinne bi wax na ko fii ci yooyu yëpp def na ma ko kon yàlla da lay dimbale nit ma dajee benn bambara di seet mu ne ma yow yaa ngi sonn yaa ngi liggéey si ay tubaab yu weex munoo am dara loo lijjanti li ngay àndal moo lay yàqal te xamoo ko mu ne góor bu njool bu xees bi jinne la de mu ne mu ngay indi kanamu jigéen léegi jigéen bu sol lu xonk kooku mooy Habi Muntala kooku nag la demoon nag mu dëkk ak man sama biir néeg dafa xees picc ndekk nag moom mooy nekk Habi Muntala kooku mu ne ma Habi Muntala kooku noonu jigéen bu mu lay woon moom góor bi mooy soppaliku jigéen ma ne ko mu ne bul génnee ci saraxam kooku ma sowe bu doon la jinne bi daf may rey ndek demoon na man def na feebar si sama yaram bi yëpp yu bari bari def na ko si man wana bi ma génnee erto sarax bi rek mu commencé di xuloo man bul génnee sarax bul stop sarax bi powam di wàññeeku ba mujj bi moom kese mooy ñëw si man munut indi ñetti nit munut indi ñeenti waaw parce que sarax yooyu mu daan génne waaw moo ko doon dekara may pouvoir moo ko doon may pouvoir kilo guro di ko yóbbu si jumaa yi moo ma ko digal waaw may dem jumaa di ñaan ma mel ne maire bu màgget lu ne dañ ñaan ko jinne bi boobu jinne baa ngi koy jinne mu ma am rek su ma demoon sëriñ nga seetal ma nii sax xam nga dafay am lu mu wax sëriñ bi wala mu jaxase ma su ma eggee sëriñ bi gis ma rek bëgg ma nopp rek ma jàndi la nag léegi xam nga moom mooy def loolu mu ne ma kii sëriñ caga la de bul wax xam moom de ma ne ko du ma waxatee kii jinne man damaa loru de wax dëgg yàlla nag may dem bi ma daje pasto yi pasto boobu jóguma nag sam benn dafa ne ma am na ñuy ñaan Nigérien nangu ma fa dem ëpp na at di ma ko wax du ma fa demuma yàlla dimbali ma am léegi boobu dama tàng bu mu nekkee man damaa bari histoire tamit ma dem may jaay ma am histoire bu rëy pasto yi ñoo nekkoon lii dañu indi leen fa pasto bi bu mu ma gisee rek xam ne dama am rab xam naa ne kon xaw ma pasto la moom dama gis nga nu ma dalee ci kaw mun laay damaa jóg rek may dal ci kawam ndeketi kilifa la moom beneen pasto bi ñëw bëgg dal sama kaw ndegi moom ndekete moom bi pasto mag rek mu ne kooku stop noo do that liif dem leen léegi bu mu waxee liif ne ko waaw kii du tax mu may stop ni ma jàpp sama si ñam ma toog nag ma fas sama kanam rek mu xelli kaasu ndox mu ne ma naanal ma naan rek fas sama kanam mu jóg fisk naaj bi 1 hour waxatuma xulootuma noonu laa demee
ma ne ko su ma demee def la li ma dem léegi nag bi ma demee xam naa ne moom def na ñaan xale bu jigéen bi def ma woo rek ma ne ko waa fi nga ma doon wax dinaa fa dem ma dem bi ma demee nag pasteur bi ñëw sama kaw daaneel ma bi ma jógee mu wax ma mu ne ma da nga séy ak jinne pasteur bi tasoon na séy bi ak jinne bi dafa dëgër bopp dafa ñëwaat mu tas séy bi yàq yépp gisatuma jinne mu raxasal ma samay tànk déggatuma jinne ma jékki-jékki jinne mu ne ma nag pasteur yii xam naa seen secret kenn laa fa ragal mooy pasteur éduqué mooy mag ki ku ma jegee ma ñaf ndeyam waaw léegi na ko waxee fi keroog bal ma pasteur bu jigéen ñëw sama néeg xam nañ dama dëkk foofu ak jinne bi ñaan fa affaire si daal mënul bokk lépp yàqu daal mais li ma la bëggoon la da nga wax ci sa biir wax nga ni jinne bi mu la doon feeñ daf la waxoon ne bëgg naa la may xam-xam waaw xaar ba nga am 40 years waaw loolu la ma waxoon léegi non motuluma 40 ans wono jinne bi loolu fen la woon ndagi man nul naa ko xamee fen la woon waa ji benn bambara moo ma seetal expliqué ma mu ne ma loolu du dégg expliqué ma yépp daal def ma doon na te dama doon gis moom bi ma arrêté sarax bi rek moom powam dafa wàññeeku mujj bi lan la may def kannaar la yor moom jinne bi day toog mu ne ma Mayram te ñaa sa wërsëg xacc mu tëj ko duma am sax lu ma lekk moom bugguma sama maam moo ma ko dénka moom dafa liggéeyal sama maam balaa muy gaañu sama maam dénk ma ko daf ma ko dénk depuis bi ma nekkee xale daal pour na ma sàmm na ma aar moom mu continuer di ma yàqal léegi mu ne man sama maam mu ne sama maam dafay rayoon maamam. dafa rayoon maama. non sama maam dafa rey maamam. moom dafa rayoon maamam. léegi day vengé wu. xam nga lan moo ko jàpp moom dafa ñëw si sama maam mu ngi nekk xale. sama maam mu ne sama maam am na fukki jinne ak ñaar yu koy liggéeyaat. ku ne am na wax na ma kenn kii turam mu ne kooku rek moo gaañu léegi moom bu mu ñëwee sama maam moom dafa ñëw pour fay xono mënulu sama maam dara. understand léegi moom sama maam daawut bind si su la tegee loxo rek wér nga loolu def la léegi moom sama maam gis ko moom moo am powa sama maam taf ko si boppam moom muy doxal ma sama maam bii songal sama maam mu ne ko léegi nag sama sët bii digam borom leer la bëgg naa nga sàmmal ma ko mu ne amut problème xono moom depuis sama maam mu ngi dund bëggoon na ma jommal fii xono ñemi wut sama maam su ko defoon yeneen jinne yi dañ koy ra bi sama maam gaañoo nag mu am pouvoir ono ñun suñu famille yaay ñun ñëpp jinne ñoom ñu topp rek ñoom xamuñu secret bi xam nga loolu man kese maa xam jinne ñoo leen topp ono man moom duma ko mës a wax waaw loolu xam nga ñoom gémuñu sëriñ ñoom gémuñu xam nga lii c'est important dégg nga lu mu wax fii yëpp ono jinne kay na xam nga lu mu wax fii tey ni ba mu fi doogee ñëw ba tey waxu ko ba mu fi dalee ñëw ba tey waxu ko am na benn soppeeku tuuti ba mu fi doog a ñëw demeewuloon ni n'est-ce pas tey tame ak yoon yi muy ñëw yëpp bokkul ak tey tame xam nga jot nañ def contact tuuti jot naa contact ak jinne bi fii tuuti ba xaw ko sonal après ci la jékki-jékki génn déjà mu ne après man la Mariam léegi nag macha allah bu ñu ensonné nii rek dana am jàmm loolu bàyyi foos la waaw xam nga daawul toogee nii di wax ak ñun nii n'est-ce pas ok kon lii tamit dafa baax nit ñi xam moom wax na jaar-jaaram expliqué na jinne bi te lu mu wax moom la ñu jinne bi waxoon boo leen xoolee ci vidéo yi njëkk ya jinne bi dafa daan soppale ku nekk 4 personnes ba pare di ko digal ay sarax moo tax dañ lay digal sarax rek nga def fekk ne jinne yi ngay may doole du sarax bu ne buñ la digal nga def comprendre nga c'est important génneel dara rek nga dem génne ndeke na jinne bi la doon may doole pour jinne bi di ko attaquer di ko yàqal ci la am doole si man. dégg nga ci la am doole ci moom. ñàkk doole. waaw commencé nekkaat. waaw nekkatul ñenn mu nekk benn. léegi nag gis nga. si la ma xamal sax man sa jëkkëru jinne laa. dégg nga. nettali ma léppam. ci la ko expliqué léppam. moom mu xamal lu ko indi fii. waaw lu ko indi si man. ma ne ko waa yow danga ma waxoon yow sëriñ bi ma demee faju foofu nga jóge te yow di nga ma mën a may xam-xam bu ëpp kooku di nga ma dimbale mu ne yooyu yëpp dama la doon fen sëriñ bi daf ma bëggoo duma génnee ko si yow ma pièce sëriñ bi waaw xam nga mu pièce mu jaar ko si ma mu ne léegi ma ne bu ko nettali léegi nag mu noppi mu ne ko ndax man mii maay sa jëkkëru jinne bi bu yàqal sa àdduna ba mu jeex tak bu dul woon man àdduna yëpp déggal
kon fu mu toll nii mën naa yow ba pikk ak peel ma rey la wala nga xool nooy def. dégg nga. léegi nag boobu moom teg na ma feebar sax. léegi afta bi sama yaay gaañoo. waaw. parce que nee na moom moo rey sa yaay sax xaw ma ma lay wax nii bi ma génnee sarax dafa am poids si man. léegi bi sama yaay demee gaañ sama yaay def feebar 4 ans kon ñu ne cancer lañ ko tuddee xonu du cancer. nee na moom waxoon na moo teg yaayam feebar. man xam naa sax jinne bi teg sama yaay feebar yooyu man xamoon naa ko. xam naa kon du lépp laa mun a wax nit ñi xam nga yenn si dangay xam doo mun a wax nit ñi. waaw sama yaay ba mu gaañoo mu ne ma sa yaay kay mu woon ma gént sama yaay day gaañ. si benn dëkk sëriñ fi dama demoon foofu pour faj sama doom. man naa fi la fa guddi alxamis wax naa la daf ma doon julliloo torop. léegi mu woon ma sama yaay day dee sama doom a nekk sama seede bi ma ñëwee man ko sama yaay pare na day dem. mu ne ma léegi sama yaay bu mu dee ba pare mu ne sa yaay dem na ma ne ko mu ne léegi nag mun ngaa lem say bagage nag yow da nga war a dem. man ko dem fan mu ne léegi ma ray la léegi ma ne ko waaw yow foo ko teg mu ne fu ma ko teg. ndagi léegi xam nga sama secret xam nga ma man maay kan. léegi wax naa la Serigne Bambara bi liggéey lu ma de daf ma expliquer kii mooy kan kon ñemewu ma liggéeyal. léegi nag ma daw beneen Serigne aduna dama ko yàgg dégg ma dem ndeysaanam ma dem ma egg rek mu ne ma yow ana borom ko ànd ak rab bu rëy bi ma mel ni kurus mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ki nga àndal kilifa la mu ne daw nga ba dee mu ne Serigne bu la defal da koy yàq xam nga mooy yàq bu mu wax tey. tàmm na ko dima ko def. mu ne Serigne bu la defal da koy yàq ma ne ko mu ne ko waa léegi mu ne ma léegi nag yow rab nga amee man nag dégg-dégg ma wax la dégg mënu ma la faj. kooku ma ne ko nga ne mu ne duma la su ma la wax mun naa la faj sarax rek laa la mun a génnalu ono faj mu ne tey damay noppi saa ndagi nee ne bu ma wax. moom Banjul la ne ke fale naka la tudd sa Mariama Kunda. si àllab Gambi yi la Mariama Kunda. lii la bambara la ñëpp ko dégg Gambi. jara sa dëggee jara tuuti la si rek moom la léegi si laa ñibbi si ma ne ko tigam nii la naa bàyyi lépp si loxo yàlla jara tuut ma dem si nee na mënu la faj. waaw nee na moom live la ma wax mu ne ki nga àndal nii njool la mu explique ma rab bi nu mu mel boobu nag fekkee rab bi su ñëwee du ma woon ku xees la daf may indi rek image yenn nit yi on after bi ma kii waxee loolu bi ma demee di faju si pasto yi la ma indi image li ma kalee waxoon ma gis ko waaw comme nu mu wax kii rek xam nga wax na kii moom nu mu mel kooku ma njëkk a wax nu mu mel après rek mu ne noppi na du ma waxati mu ne ma xoon doom man mënu ma la faj damay wax dëgg su ma jëlee sa xaalis dama koy yàq mun ngaa dem na nga génne sa sarax après ma génnee sarax bi ndeysaan ma demaat tamit léegi bi ma jékki-jékki rek ma feebar sama biir bi jékki-jékki ma duma mun a dem duus sonn naa de loolu yëpp pasto yi tamit maa ngi leen di gërëm ñoo ma si génnee si yooyu wax dëgg yàlla ma seere mënuma dem duus sama yaram bi diis du mu sama yeewoo du ma mun a jaay léegi afta ma dem si docteur yi ñu ne yow fatiguement rek nga am danga sonn ma ne ko docteur xam nga duñu mën a gis jafari jinne ñu mën a facture ñu ne ma yow fatiguement moo la jàpp yow dangaa sonn daal dangaa nii noppalu ñee su ma demee ñu ne xalaat ak di yàq ma ne kuy xalaat kay day am tension man lu nekk sama biir bi funki biir bi mooy si benn lekk daal laa lekkoon mu jaari la fa rek mel ne man mënu ma understand léegi ma ne ko man lii lu mu doon léegi ndeysaan ma dellu si malien bi ma waxoon kii rab bi du jigéen ma expliqué ko mu ne ma waa bàyyi ma génneel sarax mu génneel ma benn nen ma def ni ma toj kon liggéey lu ma de foofu la yem ak man ma dem ma xaw a tànne affaire si tamit ñëwaat ndeysaanam bu mu ñëwaatee kon doo mun a wax say doom xam nga léegi dañuy tiit ma dundee noonu yàlla dimbali ma ne bi ma demee si pasto yi buñ ma daanelee ñoom dafa am ndox buñ lay jox am luñ def sama biir bi daw lu ñuul kukku génn si laa wér si laa am jàmm wax dëgg yàlla si laa wér. waaw moom Thierno nag man xawma Thierno ono Banjul dama dee dégg ñu ne sirimu sénégalais bi afta ono musuma ko lijjante Thierno man waaw damay wax dëgg ono yàlla dama demoon si benn seetkat waaw ndegi xam nga même suñ la waxee ñoom mënuñu laa faj doo mën a toog ndegi xam nga wéru te man samay doom man lañ yaakaar ma dem si benn seetkat xale bu góor bu ndaw bi ma demee dañoo rangoon benn jigéenu njaagu fekk ma fa mu ne ma la yow ki nga àndal baax la sonal na la te yaa ngi am yaakaar bàyyi na la xam nga bi may faju si pasto yi maa ngi yaakaar amatul doole daal mu ne kii bàyyiwu la de yaa ngi sonn ma ne ko rek benn jànk mu ne ma kon man xam naa kuy faj rab bu dee rab la am ma ne ko rek jànk bi
def ni indil ma vidéo ki mu laay rek ma yëngatu. foofu nga yëngatu. lu garaaw lu ma lay wax noonu. waaw. sama càmmiñ moo ma gunge woon. li ma lay wax ni Serekunda. Gambi la. waaw Gambi Serekunda loolu kër sëriñ la woon. mu yëngatu foofu seetaan vidéo yëngatu. rek ma attaque sax li ma yàlla dimbale maa ngi ànd ak sama càmmiñ bu dul loolu damay def musiba. rek ma ne ko bu ma woon lii. bugguma lii. rek kooku xam na ma téye ma fii léegi moom da doon gis lu may def cooj mu téye ma fii mu teg ma ba ma dëgër. rek mu ne kooku bul indi vidéo bi. niituñu ko léegi man ma toog 1 hour xale bu góor bi sama càmmiñ bi dem seetaan jànk bi vidéo bi kooku expliqué ko mu ne mun ngeen def nii ngeen dugg YouTube ak nangam ngeen mun a jokkoo ak Thierno. léegi ma dem sama kër kooku mu ne ma ne ko bugguma ko bu ko def. on a after ndeke sama doom ji ma ne ko ma toog ba ma tànne ba ma nekkaan nit ay taa ma wax ko sama doom bi ma ne ko man de dafa am ñu ne Sénégal foofu sëriñ buy faj rab ñu ne daal dangay daanu nii naa ni sama doom nee na man yaay man kay dama lay fàttee wax rek man yàgg naa dégg mbiram rek sama xarit papam xaritu kooku la ma ne ko ok kon ba ma ñëw foofu léegi yàlla dimbali ma man bugguma woon vidéo Thierno naturel même bi ma fi njëkkee ñëw ma ñibbi boobu xam nga dama daanu fajooguma léegi laa commencé di seetaan vidéo Thierno duma ko seetaan bugguma ko su ma ko seetaanee man dama dee yëngatu léegi ma ñëw fi sama doom bi nag si la ma indi fi bi ma indi fi ma daanu man bi ma daanoo sama caat bi dafa dem lijjante nii xono bu ñu ma ko indi damaa yuuxu ma ne ko indi lii mu dindi ko loolu la ma indee fii daal Gambi la ma benn jànk wax loolu xaw ma ko sax moo ma jox dégg nga kon xam ngeen ne vidéo yi am na solo macha allah wax na parcours am wax na fu bëri fu mu jaar léegi nag macha allah bu ñu askileeree rek moom dana am jàmm fii moom lay fajoo fu mu jaar yëpp bëri na waaye fii moom fii la raay bi di téeñee waaw loolu moom parce que tey wax sonn naa loolu sonn naa ku ma mën a dimbale li tàggoog man danaa sonn te damay bañ sax ëllëg mu sonali samay doom bëgg naa tàggoog ji waaw non lii moom fii lay jeex parce que tey wax bu mu am wax bu ñu am ak moom nii tey ba mu fi dalee ñëw ba tey amuñu ak moom wax nii kon y a quelque chose aussi am na lu changé maanaam jinne bi wàññi nañ doole bi bu baax a baax te dana ko bàyyi force nag nii génn na parce que sànq ñoo ngi ko doon sonal déjà nit ki instant bi moo fi toog di expliquer jaar-jaaram di expliquer fu mu jaar di ñu expliquer tamit lii baax na pour ñiy seetaan xam mbirum jinne dafa nekk li nga xamante ne lu doy waar la waaw léegi nag macha allah Salif waaw. Chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons toujours donc dans cette session de guérison, cette séance de guérison, et vous voyez la femme qui est redevenue elle-même a expliqué tout son parcours. Donc elle a eu à visiter beaucoup de marabouts en Gambie par exemple, où elle a eu à vraiment connaître exactement le marabout Thierno Moulay Sow à travers des vidéos qu'une demoiselle lui avait montré. Mais en regardant ces vidéos, elle commençait à faire des grimaces, donc tout simplement en regardant donc ces vidéos. Donc ce qui veut dire que les vidéos donc de Thierno Moulay Sow sont vraiment importantes, parce qu'une personne possédée par un djinn peut être vraiment dans un état incroyable en regardant les vidéos. Mais auparavant, la femme a expliqué qu'elle a eu à visiter donc les pasteurs, parce qu'elle avait au début quelque chose dans son ventre qui lui faisait souvent mal, mais c'est grâce au pasteur qu'elle a eu à visiter qu'elle a eu donc un petit donc apaisement avec cette douleur. Donc chaque fois elle avait du mal à vivre parce qu'elle avait des maux de ventre, mais elle ne voulait pas dire ça à ses enfants parce qu'elle ne voulait pas vraiment les faire peur. Maintenant elle a eu même à visiter un autre marabout, donc je ne sais pas, une malienne, mais la malienne lui avait dit que bon, tu es vraiment accompagné par un djinn qui se trouve être vraiment une grande personne, qui est de taille vraiment élancée et qui est de teint clair. Tu penses que vraiment ce djinn t'a laissé tranquille, mais il ne t'a pas laissé du tout tranquille. La femme nous a même expliqué que ce djinn travaillait avec son grand-père. Alors, quand il était enfant, depuis 40 ans, donc le djinn qui travaillait avec son grand-père a gagné la confiance de son grand-père, et son grand-père qui aimait tellement
donc la femme, cette demoiselle à côté de moi, cette femme, lui avait confié donc la femme pour lui demander tout simplement de la surveiller et vraiment de lui prêter main forte, de lui prêter attention. Mais malheureusement, parce que le grand-père de la femme avait tué le grand-père donc de ce djinn, donc ce djinn a voulu se venger. Il était tout simplement en train donc de tromper le grand-père de la fille. Donc il voulait tout simplement se venger. Donc il montrait chaque jour des choses à la femme, lui disait que vraiment je veux te donner du savoir. Quand tu auras 40 ans, je vais te donner du savoir. Alors que ce djinn ne faisait que duper la femme. Il voulait tout simplement gâter sa fille parce que sa vie. Donc il voulait tout simplement gâter sa vie parce qu'il voulait tout simplement se venger. Donc finalement, il a tout avoué donc à la femme. La femme qui vient de dire que vraiment, quand elle est venue ici, donc dans la maison de Thierno Moulé Sow, elle a vu des changements, donc elle a commencé donc à sentir donc tout simplement une amélioration donc dans sa vie parce que le djinn sort de temps en temps et revient de temps en temps. Maintenant, le marabout Thierno Moulé Sow est toujours en train donc de faire donc ses actions, ses manigances pour la débarrasser donc du djinn une bonne fois pour toutes. So ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, you see that this very, lady whose name is Mariama, who comes from Gambia because she was living in Gambia, like Serekunda, and she's, hypnotized by a jinn. But right now, she's no longer hypnotized by a jinn, but she's, becoming the simple person, simple Mariama. She explained us that she went to Serikunda, she saw one marabu, and that marabu, didn't heal her. But thanks to a lady who, was seeing the videos of Thierno Moulé Sow, she showed just the video of Thierno Moulé Sow, and then when she was seeing that video, she was, doing actions, being in trouble because of the videos of Thierno Moulé Sow. So you can see how then just watching the videos of Thierno Moulé Sow, you can be, having some problems if you are hypnotized or if you are possessed by a jinn. She even explained that it is, right now, these days, that she can just watch the videos of Thierno Moulé Sow. But from the beginning, she couldn't do that because when she was watching the videos of Thierno Moulé Sow, she was having problems. Thanks to that lady then, she knew Thierno Moulé Sow and she came here, and she can explain that what she has seen here is something really satisfiable, is something really believable, because the Marabu did his best to, remove the jinn. But the problem is the jinn is getting out sometimes, but he is coming back. You see that. She even explained that she went to see some pastors, and that pastors did their best to heal her because she was having some headaches. I mean, not headaches, some belly aches. I mean, she was having some pains in her very belly. But thanks to those pastors, she was feeling better. That's why she came here finally, and then she is having kind of, improvements in her life. She even explained that the jinn was telling her every time that, I will give you some knowledge when you are 40 years old. But the jinn explained lately that he was only deceiving the lady, but he wouldn't like to, to give her a knowledge. He just would like to have his vengeance. But because what you have to understand is that this very jinn who was hypnotizing the lady was having his grandfather who was killed by the grandfather of this very lady. That's why he deceived, the grandfather of this very lady. He made a kind of trap so as to be able to live with this very lady and to destroy her life. He even explained to the lady that he was destroying her life, preventing her from being rich, because the lady was, working with white people, but she couldn't be rich. Sometimes even the jinn is doing his best to prevent her from having money, to prevent her from living nicely. You see then how jinns can transform lives of human beings
But she explained that right now she is feeling better, but the jinn is still here because he's going out, and coming back. You see, then we give the floor to Thierno Moulay Sow and let him continue in his healing process. dana ko bàyyi nag force. loolu bàyyi force la. Alors le marabout qui dit que le djinn va la laisser tranquille par force. loolu force la. The marabout saying that the jinn will let her, down, will leave her alone by force. parce que bëri nañ ay pexe bëri nañ tamit yeneen fi ñu mën a jaar. waaw. The marabout saying that he has many things to do to, oblige the jinn to get out from the body of this very lady. Donc le marabout qui explique qu'il a beaucoup de solutions, beaucoup de choses à faire pour obliger vraiment le djinn à sortir du corps donc de la femme. Donc on verra maintenant donc la suite. Parce que lu mu yàgg ak moom loolu moo tax maanaam maamam moo ko dénk waaye loolu dañ koy dog loolu dañ koy dog dañ koy dog carrément loolu moom force la da koy bàyyi force parce que dem na fu bari dem na Gambie amul fu mu demul dem na ci ay pasteur fajuñu ko parce que bu ñu ko fajoon du ñëw ci man bu ñu ko fajoon jinne yi du ñëw léegi nag jinne bi ñun dañ ko naan ñiix téye fii dootul demati ci moom dootu ko gisati mu daal di am jàmm parce que nag dem na fee maanaam bu ñu ko fajee tuuti après jinne bi ñëwaat déjà comme nu mu commencé def nii xam nga génnoon na ci moom une semaine moo ngi ko mayoon jàmm mu demaat léegi nag ñun xam nañ pexe yi léegi pexe bi nga xamante ne maanaam nu muy doon def nee di dem di ñëw ñun dinañ xool yeneen pexe yi nga xamante ne dinañ téye jinne bi mu bàyyi ko ndaw si mun a am jàmm waaw loolu moom bàyyi force la waaw. Alors donc le marabout qui vient d'expliquer qu'il a compris les manigances du djinn parce que le djinn tout simplement peut sortir de temps en temps du corps de la femme et peut tout simplement revenir. Donc, il vient d'expliquer, the king of the king, le marabout Thierno Moulay Sow, vient d'expliquer qu'il sait comment maintenant faire tout simplement pour la débarrasser donc du djinn qui est en train de la malmener, de détruire donc sa vie. Donc, il a expliqué tout ça. Il a dit maintenant que le djinn va sortir par force. Donc, que ça soit vraiment tôt ou tard. Donc, vaille que vaille, coûte que coûte, il va tout faire pour sortir le djinn du corps de la femme définitivement. So, ladies and gents, dear followers, dear fans of TMS TV, the Marabout Thierno Moulay Sow, the king of the king, the king of the kings, the Khalif General of the jinns, has just explained that he understands now how the jinn, is doing. He understands now how to do, to, make out the jinn once for all, because you see the jinn is sometimes coming to the body of the lady and sometimes getting out. So he says that he will let her down by force and he will do his best to make him let her down by force and leave her alone so that she could live nicely. Parce que li ñuy def nii du caaxaan te yombul aussi léegi nag macha allah tey la ñu mën a waxtaan ak moom carrément. déjà lu mu fii ñëw yëpp day daanu jinne bi la ñuy waxal mais tey moom wax nañ ak moom carrément ba confirmer nañu jinne bi lu mu doon wax yëpp loolu moo am macha allah léegi nag nañ ñu topp ak moom vidéo yi ñu bàyyi ñu xel ak moom jinne yi dañ koy bàyyi carrément jinne bi da koy bàyyi loolu moom bàyyi force la da koy bàyyi carrément loolu moom nañu topp ak vidéo bi ñu topp ñu parce que ñun lépp lu ñuy def dañuy bëgg doomu aadama yi di ñu topp mu am suivi c'est important. boo xoolee ne jinne bi wax na lu bari moom it tey wax na expliqué ne lu bari jinne bi ci boppam xam nañ ne fu mu doon dem ak fii bokkul mais day ut ay pexe pour des ak moom waaye nag pexe yooyu jeex na ñun tamit nañ ci jël suñu motukaay bu baax da koy bàyyi loolu moom bàyyi force la waaw loolu tamit léegi kon nañ ñu topp ñu toppaat ñu ak moom waaw. Restez avec nous sur la TMS TV, comme le marabout vient de l'expliquer. Donc nous avons tendance toujours à filmer donc nos actions, à filmer donc les séances de guérison, tout simplement pour permettre aux Sénégalais, au monde entier de comprendre ce qui se passe. Donc restez avec nous jusqu'au bout et vous saurez la suite. Donc le marabout qui a expliqué que c'est aujourd'hui
qu'on a vraiment l'occasion de parler à la femme exactement et correctement. Parce qu'au début, quand elle venait, elle vraiment tombait par-ci, par-là, parce qu'elle était hypnotisée par le djinn. Elle n'avait pas la possibilité de parler en tant qu'une personne normale. Mais aujourd'hui, on lui a parlé et on a tout compris. On va maintenant tout faire pour sortir le djinn une bonne fois pour toutes. Donc restez avec nous et vous saurez donc la suite de l'histoire. So ladies and gents, these dear followers of TMS TV, dear fans of TMS TV, stay with us and you will see what will happen as far as the situation is concerned. As the Marabout said, you see, it is only today that we're having the possibility to explain, to talk to this very lady nicely, because she is becoming a nice person, a normal person. Because when she was coming here for the first time, she was just being hypnotized by the jinn, and she was falling here and there, talking everything, doing whatever kind of movements. But right now, she is being herself, and she's able to understand, and she's able to talk, and she even, avow what the jinn is doing every time. You see then how jinns are transforming, how this jinn is transforming her life. But today, the Marabout explained that, he will do his best to, to make the jinn out once for all. So stay with us and see then what will happen after. We have, always the behavior to have videos on what we're doing every time on our healing, sessions, because we want everybody, all Senegalese people and all the people all around the world to understand what is happening here. Because what we're doing is clear and we want you to know exactly what is happening. That's why we're having videos every time. So stay with us and see what will happen.